suñu biir parce que kii. mais lan mooy dëgg-dëgg avantage train si biir dëkk. Mohamed gis nga li bateau di yóbbu. sur 1 mois 2 mois. avion di ko yóbbu sur 6 mois parce que day dem di dellu si wala boog en une seule mu def plusieurs vols mais saxaar da ko yóbbu en une seule 1200 kilomètres xam nga ñaata la ko TGV di daw. mais ñetti waxtu ak genn wàll. TGV laajuñu ko. saxaar dong la ñu laaj saxaar bu fekkoon ne bu 6 heures 8 heures jotee ñaari saxaar wala ñett départ Ndakaaru gii jëm Bamako taseeg ñaari saxaar yu départ Bamako jëm Dakar mais balaa bët set ñu yóbbu li camion yi yóbbu dans une journée. et dinañ mën a defaale li nga xamante ni moom mooy transport doomu aadama yi ak marchandises yi. mais c'est que dans tous les pays développés. su 6 heures du matin jotee nit ñi ñooy dugg saxaar ñu climatiser ko def ci 2 bu 8 heures jotee ci guddi marchandises yi di daw. addina bi yëpp noonu lay doxee ci réew yi ba wax développé ñun nag ñu bëgg développer ay réew nu mu teeti ci kaw départ yi fii am ñaari fan ba ñett ba juróom ci yoon wi. di yóbbu loo xam ne lii soo tegee wagon soo tey ñaar téeméeri wagon benn wagon bu nekk jël juróom bala boo juróom benn camion. kon même ci terme li nga xamante ni moom mooy li ñuy tuddee économiser et tout ñoom ñoo ci mën. mais gis nga buñ ko doon def. li ngay yóbbu Bamako muy jar 100 francs bu ko saxaar gi yóbboo 50 francs lay jar. mu am impact ci coût li ngay jëlee Bamako indi Ndakaaru muy jar téeméer bu ñëwee juróom fukk lay jar parce que moo gën a gaaw moo gën a wóor. ba pare nag risque yi nga xam ne gis nga bu saxaar gi bu camion yi man tous les matins. depuis 1 an mais man tubaab jalaaw lay xëy di ñëw fii Mohamed gis nga boo yeewoo 5 heures du matin. boo jëlee national bi ba baa ngay àgg jam ñaajo fukki oto yoo tasel juróom-ñett yi ay camion mal la ñu jiit la suñu déparé jam ñaajo c'est des potentiels risques ba baa ñuy àgg Tambacounda fu nu jaar rek risque la. Ils sont impliqués dans la majorité des accidents sur la route et des accidents graves parce que dañu am doole. parce que camion bi jógee Bamako ñëw Dakar yëpp dellu bu dee camion bu ndaw li mu yóbbu kenn du ko mën a jënd camion bu rëy lay doon. dañuy yokk châssis yi yokk nu mu téeti essieu yi yokk lépp ba nga xam ne suñ ci waree mën a def benn dañ ci def fukk mu gudd yaatu ñu. or mooy yàq tali tali bu ñu fa defar ñu yàq ko or dañuy leb di defar tali bala ngaa koo fay tali bi yàqu nga lebaat defar ko. ba pare ñuy accidenté ba pare marchandise di gën a cher ba pare population yi du ñu intégré Mohamed gis nga suñu bëggee gis nga fii ak mënoo yeewoo fii Ndakaaru aña ji Bamako ñibbi si reere si Ndakaaru l'intégration bi ñu wax du am or même Niger même Burkina war na mën a nekk mais nag defuñu ko or suñu réew yi nag il faut qu'on nous dise la vérité bu fekkee ne ñi nu yilif ñu jox leen suñu kóolute li ñuy wax dëgg la ci ñoom mais le chemin de fer doit être parmi leurs priorités waxuma nag le chemin de fer de luxe le chemin de fer de luxe mën na nekk bu nu régler avant tout le chemin de fer bi nga xam ne ñëpp ci lañ. comme TER bi ñuy wax. waaye le TER moi j'ai dit ici ban ko waxee ban wax ba que moi je suis d'accord sur un TER. parce que man damay tukki di dem ak dikk mais wàcc aéroport Ndakaaru. dugg saxaar ñëw Ndakaaru ñi dugg taal sa oto ñibbi moo gën a yomb nag ñu taal oto nag di la jëli aéroport. boo demee tey Casablanca boo wàccee aéroport Casablanca da ngay wàcc jël sa valise dem ci sous-sol bi. dugg saxaar dem fu la neex ci Maroc. c'est ça la norme soo wàccee Roissy le chemin de fer est en bas loolu c'est normal. mais nag ñooñu ba ñuy defar loolu nag. man ba ma demee France en 76 loolu amul fekk ma ko Paris. mais léegi nag bi ñu defaree nga xam ne chemin de fer foo jëm ci France moo lay yóbbu. foo jëm ci Europe moo lay yóbbu man Paris Marbourg laa dugg saxaar ba àgg. en Allemagne c'est ça le truc Italie or il faut qu'on nous explique c'est-à-dire que nag Mohamed 60 ans c'est pas 60 jours ñi judd woon à l'indépendance màggat nañu tey ñuy wax or le développement bi ñuy wax l'émergence bi ñuy wax li koy porter mooy d'abord l'intégration bi ñuy wax ak le développement national li koy porter mooy ñu intégrer réew yi maanaam fexe ba nga xam ne dem Bamako dem kii Niger dem Ouagadougou dem kii du nekk mais xam nga ne bu ñu demee ba nga bëgg a jël billet avion dem Bamako ñu naan la 250 000 francs di saxaar gi dawut a tax
intégration africaine prof est-ce que yemul ak Union africaine bi nga xamante ni depuis ay at a ngi nii ñu ngi koy chanter rek. mais su Union africaine baaxoon intégration yi baax bu yàgg. xam nga li Senghor doon wax ca tubaabam yu rafet yi mais tubaab yu rafet nag day ànd ak jëf ju méngoo. cercle concentrique la Senghor daan wax maanaam ñi jege ñëpp nañu def benn su ñëpp defee benn te jegeendoo mais taqale dank yi dafay yomb ñu ne donc Afrique de l'Ouest bokk leen Afrique centrale bokk leen. Afrique de l'Est bokk leen Afrique du Sud Afrique australe Afrique du Nord bu ko defee bokk ci nu mu teeti kii mais defuñu ko soo demee Maroc lu tax Maroc à l'indépendance rawuñu woon à la limite sax ñoo ko jiitu woon ci yu bari mais Maroc tey à partir de Casablanca capitale économique à partir de Rabat la capitale politique fooy dem ci capitale régionale saxaat ngay dugg sa hôtel ngay toog téléphoné réservé wala ci sa téléphone réservé 30 minutes après nga ñëw ci gare bi tirer sa billet dugg ci saxaar gi dem au Sénégal nag Mali Burkina on a l'impression que bon évidemment à la limite da ngay yaakaar ne tayeef la man gëw ma ne tayeef la mais nag il est temps que les autorités politiques de nos pays bu fekkee ne li ñu wax dëgg la ci ñoom mais cette question du transport alternatif au camion d'abord économiquement moo gën mais surtout sur le plan des risques humains même bu kii parce que gis nga man lii xew Kaolack man de à la kulliyaale ku ko métitlu la mais man de bettuma bu fekkee ne nag gor laa ak jullit buy wax dëgg lan moo tax bett mais la en temps normal Kaolack dafa war a am tous les jours accident non seulement nu tiiti ki mais parce que nag dëkk bu mel ne Kaolack 200-300 camions mënuñu ko traverser par jour ak seen tali yu xat yooyu ak jadd yi tali boo xam ne 100 mètres 1 kilomètre marché la ba pare duñ fa def dégâts. mais où se situe réellement le problème est-ce que si infrastructure yi la est-ce que si comportement chauffeur yi la où se trouve le problème. bi ci njëkk Mohamed c'est les infrastructures Mohamed bu ñu defee ay saxaar ak réseau de chemin de fer boo xam ne dina wàññi oto yi mais accident yi dafay wàññeeku. parce que dañuy gis camions yi ñoom lu si ëpp bu ñuy daw ndax ni ñu toll si diggu tali bi la ñuy daw. mais parce que tali yi baaxut. bu tali bi xatee camion bi bu daxoo ci wet gi chargement bu diis day pant bu pantee daanu. moo tax ñu daw ci digg bi man xam naa ci dara ba alors bu ji passé rek dem naa Kaolack da ngay topp ci seen gannaaw 30 minutes ñu door la mën a may nga jàll. parce que bu ñu wàccee tuuti rek mais mën nañoo daanu parce que dafay diis. camion bu jël 40 tonnes 50 tonnes mais boo ko klaxonné mu wàcc day daanu or duñu wàcc soo yàkkamtee nag mais doubler leen tasanteeg oto buy ñëw mënoo wàcc yow it musibaam or loolu am na ci ñaareel ba Mohamed. mais 1200 kilomètres la ñuy daw. waaw vitesse bi. yenn saa yi ñaari chauffeur la ñuy doon di awante mais dañuy sonn ala kulli alin xale bii def accident bi démb. ci Kaolack. il paraît ci journaux yi lim njëkk a déclaré bi mu demee police nee na daf doon nelaw. mën ngaa xëyee Bamako def ñetti fan ci yoon wi ak si Ndakaaru noppalu ñaari fan wala ñett déparaat dem ci gone mais boo koy def weer wu ne ñaari yoon mooy mais nit rek la mën a doon. nit rek la mën a doon dañuy sonn moo tax ñuy jëfandikoo lu nekk ci café ba ca leneen li ci kii ba nga xam ne à la moindre nag inattention mais musibaam parce que nag ci biir dëkk bi xale bi mënu faa daw xel yu tax mu jaar ci kaw oto bi ba war ko. mais dafa nelaw. boo nelawee le temps ngay xippi amee camion baa ngi ci kaw kii bi. donc ci nit ñi la aussi ñiy dawal camion mënuñu ko nit rek la mën a doon on ne peut pas passer sa vie à faire 2-3 fois par mois 1500 kilomètres. responsabilité yi itam parce que bu njëkk dañ doon xool camion ñi koy dawal surtout camion yooyu mooy ñi nga xamante ni dañu am expérience yàgg ci loolu mais léegi dañuy gis ay xale yu ndaw ñoom ñooy yor mbir bi et souvent dañuy gis bu accident amee lu ci ëpp ci ñoom lay doon. gis nga ñaari forme chauffeur ci réew mi. ku mucc ci ñoom yàlla rek la mais normalement wala ngay tukki boog te mucc ci ñoom yàlla mooy ñi dawal camion transport yii de marchandise ak xale yi dawal bus yi. les bus de transport interurbain bus bu yëpp 80 personnes wala lu ko ëpp. ñu jox ko xale ba am ñaar fukki at ak ñeent jëm ñaar fukki at ak juróom même su fekkee ne chauffeur bu baax la mais y a le niveau de conscience le niveau de prise de conscience et tout. qui font que yenn saa yi boo tasee ñoom wala ñu dab la mais tu te demandes ndax nit a koy dawal wala déet ñenn ñi dañ ci wane seen bopp man gis naa ci Facebook
ci dëkk bi ma cosaanoo muy Daara Jolof ab xale yore fa ab kaar di ko dawal ci biir dëkk bi di zigzag ci biir kii bi mais c'est-à-dire mënuma jàpp man ne nit ku nite war na mën a def loolu. niveau de conscience bi niveau de conscience bu la rëccee 5 secondes. 5 secondes mais daal di déraper dugg ci kër lu mu fa fekk yóbbu ko. or yooyu yëpp nag ci nit ñi la mais ci nit ñi à niveau de responsabilité par exemple kii dawal. ak kii jox daw mais ak ñi yilif réew mi nag parce que nag am na ci yoo xam ne yii mais kenn mënut a nangu ñu def ko su fekkoon ne dëkk bu mel ne Kaolack. nga xam ne entre 11h jàpp midi. ba 6h 300 400 ba 500 camions dañ koy traversé bu fekkoon ne dañoo jalonné tali bi. buntu Kaolack ba ngay génn bitti Kaolack ay policiers. wala gendarme ñuy réguler di kii peut-être mu soppi mais bu fekkee ne gisuñu dara. moto yi di daw fii taxi yi jaar fii. di oto yu ndaw yeeg charrette yeeg lépp dugg ci biir mais un camion. mais soo perdre contrôle bi 5 secondes à 10 secondes. dans un contexte pareil mu def musiba. beneen mbir itam est-ce que jarul woon comme ni ñu def Dakar ñu def ko ci yenn région yi nga xamante ni camions yi dañ fay daw lu bëri parce que fii nii oto yu mag yi amuñu droit daw ci yenn heures yi est-ce que waruñu woon def loolu le temps ñuy régler problème. démb bi may def mon premier commentaire ci sama page Facebook damaa wax ne. camions yu mel noonu ci réew moo xam ne mii. mais xalaat nañ ko ni mu koy ni ñu doxale mais waruñoo traverser une capitale régionale ak ñu teeti bëccëg. parce que fii normalement guddi gi lañu war di daw. parce que ñaara mënoon a am. soit capitale régionale départementale lu mel ne Mbour Fatick ba baa ngi àgg Kaolack Kaffrine ba baa ngi àgg Tamba ñu def contournement. def ko dëkk bu ñuy jub. mais teggi ko ne camions yi dañuy teggi par force nag mënoo bari pexe nag ba jaar ci dëkk bi. ñu teggi ko wala boog ñu ne du ngeen daw avant 10h ci guddi 11h ci guddi te seen circulation bi wàññeeku. mais en plein jour 11h midi lépp jax nga xam ne Kaolack c'est une ville carrefour socialement économiquement très grouillante mais nga dugal ay camions ci seen biir bu ci kenn ñàkkee contrôle lu toll ne tarfatal ay ni musiba am. or lii xew démb nag mais les torts sont partagés ki def accident bi nag ala kuliyaali mooy Ali Kalaj ji parce que moo war camion ba nelaw. mais nag man de damay wax ne. man Mbaye Thiam musuma dama vie. sama baat ca kaw ñaan lu bon. wala ma xalaat ko parce que amul njëriñ yow mi koy wax sax xamoo ci foo ci toll. mais lii nag bu fekkee ne ay nit lañu. ay nit lañu yuy xalaat di xalaat lu rafet lu nuy jëriñ ñun ñëpp mais les solutions sont là et les solutions nag c'est pas kii woy kii métit lu ko jaale kii c'est très bien. mais si ça s'arrête là. mais le prochain accident est à prévoir. quand nag kenn ñaanu ko mais ci leen jëm. yan piste la ñu mën a teg sànq dégagé nga bi ci ëpp solo muy chemin de fer bi mais à part ça yan piste la ñu mën a teg ngir moytandiku li ni mel. un meilleur contrôle de la circulation surtout ci yoon yooyu nga xam ne dafa bari transport régional. gis nga tali bu rafet. ànd ak oto bu xaw a rafet même bu rafetul mais ça incite à la vitesse xool Ila Touba ji nu mu teeti biñ ko defee amul kenn ku mën a wax ci réew mi ne waruñu ko woon a def amut mënoo lakk nag ba ne tax parce que fi mu jëm. mais dafay jëmukaayu nit ñi mu traversé di yombalal waxuma fi mu jëm mais fa ca gannaaw mais xoolal li mu def ci dégâts depuis lors. diggante fii ak Touba ak diggante Touba ak Matam. semaine passée rek 7 morts. waaw ak Matam parce que boo génnee Touba Daara Touba defar nañ tali bi rafet yaatu mais maas ak Alaaji Ndour gi dañuy bës rek di dawal mais est-ce que mënoon nañoo fexe ba nga xam ne dinañ defar tali yoo xam ne day den ci ay ralentisseurs yi bariwut léeg-léeg daal nga dem ci dëkk oto rey fa gone ñaari yoon ba ko ñetteel waa dëkk ba defar seen ralentisseur bopp. loo xamante ni itam c'est dangereux. c'est très dangereux. parce que man gis naa ba tey fekk naa ñaari yoon accident ci yoonu Jolof yi ku miinul yoon wi di daw ba agsi ci ralentisseur. guddi à 100 kilomètres à l'heure yéeg ci kaw daanu. parce que ñi koy defar doon respecter les normes defar ko ni ñu ko war a defaree. sans panneau ñaareel ba defar ay panneau ñetteel ba peinture ko ba nga xam ne boo ko jubee gis ko ñoom dañuy defar seen kii bu béton ciment rek. yooyu yëpp nag Mohamed dafa laaj suñu diggante ak les moyens de transport et les infrastructures ñu taxawal ci waxuma waxtaan parce que waxtaan passé na
mais ay résolution politique Mohamed. ay volonté politique yoo xam ne dañuy wax chemin de fer ci ndax Sénégal d'abord c'est une priorité parce que gis nga Casamance gii ak coow lu bari li Mohamed bu fekkoon ne soo yeewoo le matin dugg saxaar dem Ziguinchor dem Bignona dem Kolda lijjanti say kii bu ngoonee nga fanaan sa Ndakaaru coow li jeex na bu yàgg. coow li jeex na bu yàgg parce que bu boobaa les populations originaires de la Casamance dinañ tal exploiter opportunité ya fa nekk yokk seen ki koom-koom yokk seen nekk ci yeneen kasaw bu boobaa sénégalais yi nga xam ne sénégalais lañ dëkk mel ne Mbaye Thiam bokk Jolof ñii bokk Fuuta ñii bokk Siin Casamance bokk ci ñun ñu bëgg koo découvrir mais dinañ dem mais man mënumaa comprendre nag def une journée entière de voyage fii Ziguinchor. bu fekkee ne avion dina gën a dundal tourisme bi. tourisme ci bëri gën ci national dina tax nit ñi xamante. loolu saxaara ko man. très bien démb ñu gis bi accident bi amee ay réaction am ba ay toj oto am ci. représailles yi itam ñu nemmeeku fi nga xamante ni moom moo di ca Bamako ba autorités yi génn ci wax ci est-ce que loolu ñun ni ñu réagir démb moo nekkoon la meilleure manière. mooy ñaareelu jàngat bi. Mohamed gis nga li xew démb. li nit ñi waa Kaolack yi ñenn ci waa Kaolack yi parce que du waa Kaolack ñenn ci waa Kaolack yi. def démb c'est inqualifiable inadmissible Mohamed réew mi nag dafa jot ci ñu bàyyi ku mer fajal sa bopp ci fitna. ku mer fajal sa bopp ci fitna fii ak jógewu fi ñi amul lenn lu ñuy dëgmal ëllëg te suñu njëriñ nekk ci parce que nag xale bi mais def na erreur rey na mais li wóor mooy ñi tibb ci seen mer def li ñu def mais sedduñu lu sa baay bu baax ba Alaaji Abdou Aziz Dabakh daan waxoon ci mer daana wax ne mer moom gor su ne jullit bu ne war nga koo moytu ndax ci ndof lay commencer terminer ci rëccu soo meree di jëf ci ndof lay commencer ndax li ngay def di yëfi dof la yaa ngi koy mujjee rëccu bu yëfi passé nga ne mais c'est pas su doon kii mais def nga ko ba pare parce que nag li tax ñu mer ba songu ñi nga xam ne accident wu ñu defuñu dara wuy saa yow Mali leen juddoo rek di transport di nekk seen liggéey di yokk koom-koomu Mali di yokk koom-koomu Sénégal parce que nag pooru Sénégal bii bu Mali du doon ñëw di fi jële di yóbbu du toll ni mu toll du man li man te ñun ñëpp nag gis nañ ci suñu bopp ak ñi ko doon toj dem ki di xaar a traversé pour ñibbi ñu fekk leen fa kon ñoom dañoo mettre en danger les sénégalais yi nekk Mali yi nekk Mali soo demee Bamako wala fa buggoo nga fa Bamako am na quartier bu tudd wala fa buggu ay sénégalais fa dëkk d'origine même si par ailleurs ñu ci bari ci ñoom tey ay maliens lañu de souche mais bu fekkee ne def nañ yëf yi dof yi ñu def démb ba tax ay dof ni ñoom songu ñële nekk fële rey ci lu ñu doon bañ ñeenti nit ñi gaañ mais ñu yokk ci nangami nit yu dee mais loolu lañ fi defoon 1989 suñu digganteeg Mauritaniens yi lu mu jur lan la jur lu du rëccu dem ba ci dëgg bu naan non c'est pas possible si c'est possible parce que Mohamed c'est la solution de la violence que l'État du Sénégal doit éradiquer